أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a nekk ci àdduna te duñu seetaan ñu ngi koy dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futurs Médias di leen ñaanal kenn dal ak jàmm daal di nag wéyal waxtaan bi dem ziyaara ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi nekk ci direction yi ñi nga xam ne yàlla dogal na wax dëgg yàlla saa bu nu xëyee jàkkaarloog ñoom jëkkale ko nag ci sunu président directeur général mbooleem directeur ak personnel bi yëpp noo ngi leen di ñaanal jàmm jooju itam dinañ ko ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di dikk seen wet di leen nemmeeku di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ñaanal itam yal na yàlla yokk seeni fan yal na yàlla yàggal seen taxawaay yal na yàlla jàmmal leen yal na yàlla yàggal leen fi lool te ngeen wér macha allah bu ko defee itam ñu ngi sàkku ci ñoom ñaan bu nu waxee nag kilifa diine yi kilifa aada yi dinañ ci boole bu baax a baax ñi nga. nàmpal bi aussi mën na ko fa wàll moo tax dañ ne booy nàmpal aussi foo nga jël garab yi donc léegi garab yi soo ko commencé c'est à vie mais yomb na parce que njëkk da nga doon jël ay ñetti doom léegi benn doom ngay jël par bés un comprimé par jour xam nga loolu yomb na te sa sage-femme da lay accompagner léegi sage-femme yi dañ def ak ñoom benn programme bu ñuy wax ndey dikkee dégg naa leen waaw ndey dikkee léegi ñoom ay ndey dikkee lañ bëgg a doon femme yi nga xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro sida suñ dépisté femme bi mu am dañu nekk ndey dikkee xam nga ndey dikkee moom dafa neex lu ne nga koy dénk lu ne la lay dénk mu ngi noonu kon nag sage-femme bi bu doonee sa ndey dikkee soo jaaxlee ñëw ci moom nëbboo mu jeex jox la numéro téléphone am waaw ngeen di jokkoo dëgg kooku defe naa dina la aider ba yow doo wàll sa doom bu baax mais contamination boobu noonu est-ce que c'est automatique non c'est pas automatique mais xam nga su fekkee ne yow ñëw nga ñu dépisté la nga am ko jëloo garab yi léegi doomu jàngoro bi nag commencé na di propagé wu di yokk ci sa biir yaram soo jëlee garab yi nag garab yooyu daf koy nasaxal doomu jàngoro bi dootu yokk su yokkuwul nag la dootoo mën a wàll sa doom mais su fekkee jëloo garab yi correctement doomu jàngoro bi mën na dem ba ay 100 000 li ñuy wax charge virale da nga protégé wu dañuy gis bàyyi 1 million ñu am charge virale et 1 million loolu bu ko defee da ngay wàll sa doom li ñu bëgg nag mooy nga am charge virale li ñuy wax indétectable te loolu jël garab yi moo ko waral léegi ban conseil ngay jox jeune femme bi nga xam ni dafa bëgg a protéger xalem te mi ngi lay seetaan jamono ji jeune femme boobu conseil bi ma koy jox mooy ñu teel a ñëw visite prénatale jigéenu wérul yi ba pare lay njëkkee benn nañ teel a ñëw visite prénatale parce que soo teelu ñëw doo teel a jël garab yi parce que garab yi war nga ko jël durant une période de 6 mois juróom-benn weer xam nga loolu soo teelu ñëw doo ko mën a jël pour mën a aar sa doom suñ teelee ñëw suñ leen seetee ne am nañ ko conseil bi ma leen di jox mooy nañuy topp seeni rendez-vous bu leen seen sage-femme jox seen médecin infirmier nañ koy topp buñ ko raté su aayee nag jour rendez-vous su aayee waaw Sénégal ay fan mais waaw bu ayee togg ndeysaan mais xam nga garab yi suñ la koy jox réalité la kenn du la waaw mais garab yi suñ la koy jox duñ la bàyyi ba nga jeexal tàkk dañ naan la boo desee ñetti doom ñeenti doom bu juróomi doom ci lañ lay jox rendez-vous xam nga foofu dina am décalage te madame Bama Dolly ci lu sunu nopp foron waaw dem nañu ba yéen ci seen liggéey defe naa bu nit ki mënta ñëw am na nu ngeen di fexee ut relais bu ko yóbbul garab bu ko yóbbu loolu lañ loolu yëpp macha allah waaw gis nga relais communautaire yi boobu lañ bëgg waaw fi mu ne ñu ngi bëgg a travail ak bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi médiateurs yi parce que ci structure yu bari léegi am na ay médiateurs yi mooy ñoo nga xam ni dañu am doomu jàngoro mais ñu ngi ci biir structure dañ leen jël léegi ñuy jàppale ki nga xam ne am na ko su ñëwee dañuy waxtaan ak moom di ko gunge di ko wan ne gis nga man mii manque am te teewul maa ngi ni di liggéey maa ngi dox maa ngi lekk maa ngi naan dëgg la waaw pour dalal xelam donc médiateurs yi aussi vraiment de passage maa ngi leen di nuyu ñu ngi def liggéey bu baax liggéey bu fort ci xeexu VIH bi man fi may ay ca liggéey ay ca damay nuyuwaat madame Ba bu baax dëgg la mais Eva ak Ndoye dañu war a sant ñoom waa CNLS bu baax li tax mooy que ñi ngi ubbi xelum nit ñi ñi ngi ubbi tamit bëtu nit ñi comme li nga wax sànq bi émission ba la jàllee ba léegi gis naa ne nit ñi ñi ngi gën a ñeme ndax avant boo musaan ne si
bala nga naan daa rek nit ñi moom départ nañ bàyyi la fa bu yàgg ay jamono ca gannaaw. waaw am na théâtre bu ñu fi doon wane. ndaw si ñëw ci médecin bi ne ko damaa sida mu ne ko lu tax mu ne ko dama doon xuloog sama xarit buñ ne dafa sida mu wàll ma sida. kon xam nga boobu jamono mu ne ko dafa doon xuloo ci ay jamono. waaw dafa doon xuloo kuñ ne ko dafa sida kookoo ko wàll sida. mooy jamono ji nga xamante ne dañ naan boo ko amee soo bokkee ak moom bool lekk mu wàll la ko soo bokkee ak moom yëre mu wàll la ko soo bokkee ak moom leneen kon bu ngeen demee yéen bay communiquer nii ñun dañ leen di sant parce que communication dafa am solo ci lépp loo gis waaye may laaj ndax que jigéenu wérul bi antirétroviraux yi lay naan en même temps tamit waaw mooy garab bi muy jël moom lay jël gis nga tey jii suñ la ne ñëw nga ñu visite la ñu defal la dépistage ñu ne am nga doomu jàngoro tey jii koy commencé garab yi antirétroviraux tey nga koy commencé boo ko commencé sa giiru dund doo ko arrêté mais nag niñ la ko waxee di ko jële noonu benn doom par bés boo demee bay bëgg a jeexal ñëw ñu jox la soo amee problème sa war sa sage-femme ne ko mënuma ñëw dina fexe ba nga jot ci garab yi dëgg la dinañ la ko jox ci sutura dëgg la te kenn du xam li nga yor dinañ xam fañ la koy joxe yow yàlla ak sa ki lay seet rek yéen a koy xam donc dañu ragal rek mais nag sutura boo xam ne mu ngi si biir pour vous donner un exemple benn anecdote benn jour dem naa supervision région Saint-Louis fële astafurlah Diourbel bi ma ñëwee sage-femme bi ne ma dañ fa am benn femme bi léegi moom dafa ñëw ñu proposé ko test bi mu am ñu waxtaan ak moom jëkkër ji ñëw bi ñu seetee jëkkër ji amul mais ñu waxtaan ak jëkkër ji di ko gunge suy ñëw mooy ànd ak moom prénatal bi muy mucc mu ànd ak moom di ko fàttali garab yi muy jël garab yi ba xale bi am juróom bi xale bi amee 6 semaines parce que xale bi amee weer ak genn wàll am na benn test bu ñu koy njëkk a defal xool ndax xale bi am na wala amul su xale bi amul ñu ne la amul góorgóorlu nga gën a jël garab yi léegi nag su xale bi dem am fukki weer ak ñeent laa ci la ñuy def dépistage définitif xale bi ñu def ko xale bi amul mais teewul ku góor ki mu ngi gunge jabar ji di ànd ak moom vraiment xam na ni amul mais gëstuwul sax jabaram fu mu ko amee wala fu mu ko amee voilà foofu laa la bëgg a laaj xam nga Ndoye Bane bu ko defee mu dikk itam ci li nga xam ne moo mën a wàlle jàngoro bi ci yi nga xam ne moo koy indi ndax mami danaan bu bokkee brosse à dents ak man noonu ko waaye c'est fi mu dóor noonu fi mu toll noonu am na ay couple yoo xam ne ñoom ngi leen di wooye zéro différent waaw léegi nag su fekkee zéro discordant lañ voilà c'est ça d'accord léegi nag su fekkee jëkkër femme bi dafa nekk zéro positif waaw jëkkër ji nekk zéro négatif waaw naka la est-ce que jabar ji mën na wàll jëkkër ji xam nga jabar ji nu mën a wàll jëkkër xam nga wàll bi ñetti wàllante mën na ko wàllante ci sëy ba nag mën na ko wàllante comme li ñuy wax transmission mère enfant yaay ji wàll doomam waaw beneen bi mooy mën na ko wàll ci ku transfusion sanguine kuñ may deret ci léegi deret bi balaa ñu koy jox nit dañ koy segg ko xool ko ba pare doon ko may nit comme xam nga kooku foofu mënatu fa am waaw donc ci sëy bi aussi bu fekkee jigéen ji am na ko jëkkër ji amu ko ay conseils yi ñuy sëy lañ leen di jox ñuy utiliser préservatif en attendant muy jël garabam ñuy contrôler nag doomu jàngoro bi fu mu toll ci yaramam su demee nag ba nga xam ne doomu jàngoro bi dem na ba li ñuy wax stage viral bi indétectable mu ngi nelaw su boobaa dina mën a sëy ak jëkkëram ëmb am doom te du wàlli jëkkëram très bien mais il faut mu jël garab bi man benn cas j'espère que mën naa ko laajte en public parce que cas la du ñu joxe tur gaa daf ci am benn soxna boo xam ni moom jëkkëram defe na dafa amee jàngoro ji dëgg la jëkkëram amee jàngoro ji bëgg dem jëli beneen soxna dëgg la soxna si moom defe amul mais jëkkër ji dafa bëgg dem jëli beneen soxna soxna si nag d'accordul pour que mu dem indi beneen soxna si parce que mi ngi wax naan est-ce que ci moom la jëlee woon jàngoro wala fan la ko jëlee de toute manière léegi muy ngi laajte moom ndax dafa war a dem rencontrer beneen soxna si wala naka la war a mën a def ba communication tege xam nga man kooku li ma koy diggal lan nga koy diggal soxna si ci boppam mi ngi ñuy dégg waaw soxna si ci boppam warul rencontrer soxna ki kenn jëkkëram nit looy dugg rek ñeme ko waaw ci ku la bëgg loo nekk rek day ànd ak yow bëgg la ci loolu wóor na day ànd ak yow bëgg la ci dëgg la pour vous donner un exemple professeur Mandoumbe Gueye yàlla na ko yàlla yërëm amiin ñu doon xeex VIH 2005 bi may commencé di dugg ci programme bi mu ñuy nettali benn anecdote benn femme intellectuelle moo ko doon suivre femme bi am léegi am ku koy bëgg
mu ñëw ne ko professeur damay sëy mu ne ko waaye yow mooy sëyee ndeysaan mu ne ko léegi dinaa waxtaan ak sama waaj Waaw. waxtaan ak waaj ne ko man maa la bëgg te damay ànd ak yow macha allah ni ko maa la bëgg ñu testé waaji amul ñu ànd ñoom ñaar di sëy mu xëy ëmb mu ñëw ne prof ëmb naa prof ne ko ëmb noo def ba ëmb mu ne ko xanaa di respecté samay garab conseil yi may jox ma di ko moom def maanaam dem na ba wàlleetul mais nag ëmb naa waaw prof di ko topp ak ëmb bi ñu koy traité mu jël ay garabam correctement xale bi judd 6 semaines ñu def test xale bi mu négatif ñu dem ba 14 mois xale bi Mohamed lañ ko tudde ndeysaan 14 mois xale bi négatif waa ji ñu testé waat ko mu négatif waaw mu ne man maa ko bëgg ca may ànd ak moom di ko gunge loolu lañ foofu la ñuy xaar góor ñi te maanaam ci parce que booy jël sa liñ ci garab mën a correctement waaw dafa faju moom mu ngi dafa noonu. faju mais soo fajuwul nag waaw di ànd ak nit ki laa di man nga ko ko wàll indi coono waaw da nga koy wàll mais pour le bébé en cas de test positif lan ngeen di conseiller yaay ji lan la war a def bu test bi positif pour le bébé waaw xale bi ni ñu defee joxe traitement yaay noonu la ñuy joxe traitement xale bi moom it daf xale koy yi jël dañuy à jël vie antirétroviral day su jël positifee ARV waaw da koy jël moo tax ci njëlbeen nee naa leen traitement mag yomb na mais traitement xale yombul xale bi chaque jour nga bëgg ko jox garab metti na mu war a dem école war a foowi war a dem si ay moroomam bu yàggee garab yi sax mën na ne man garab yi pour lan mag bas âge sax nga buy commencé jël garab jël à vie loolu day nag sonn. balaa sa doom di si toll yow am nga mën nga gérer sa vie aaral sa bopp jël garab yi ba doo wàll sa doom mais am na beneen mode wàllante waaw tamit ba tey ci xëy na jaxasoo deret bi lay bokk waaw mooy ci que lay nañuy moytu coupe ongle yi ci kër yi waaw brosse aiguille à yi ngeen dents yi bokk waa mu jaxasoo nàcc puso yi ñuy poussé yi yëkkoo ci waaw, salon yeeg salon yooyu yi tamit c'est ça man léeg-léeg ma jaar benn salon gis ñu jël poussé yi capp-capp ci benn éponge ma jox leen ay conseil nga leen da nga xoolal da ngay jël boo jëlee benn volume eau de javel nga yokk ci 4 volume d'eau jaxase ka pendant 24 heures poussé boo kii nga xooj ko ci boo ko si xoojee maanaam bouteille eau de javel non kubéer comme bu jëlee Kubéer kubéer bi. bii lu mu natte rek kubéer bi su ko jëlee benn yoon mu nattaat ñetti ndox def ko ci muy ñeent moom lañ noonu lañ koy raxee loo natte rek ñetti ndoxam ci eau de javel bi ñetti ndoxam nga siy def très bien nga teg ka pousse boo kiiyee xooj ci soo xoojee pendant ay 15-30 minutes nga dindi sa puso day jam fi nga jam xam ne koo ci ñawal moom désinfecte na ko doomu jàngoro ba dee na parce que eau de javel bi la ragal waaw damay laaj maanaam jarul boo amul stérilisateur sax c'est ça man nga doxalee man noonu. kii loolu ok est-ce que ci toujours ci bébé yi waaw. pour aar xale yi waaw est-ce que mën nañu wax ni kon toutes les femmes séropositives dañ leen a tere li nga xam ne moo di allaitement non non gis nañu programme bi ñu allaitement bi waaw da ngay nàmpal ci comment parce que bu njëkk dañ daan gis femme yi bu ñu xam nga ñun Sénégal suñu culture nàmpal la ñu daan jël di jox seen doom meew su ko defee famille bi dañuy sonn ñuy làqatu ñu naan la li tax doo jox sa doom bi sa ween ñuy làqatu mais léegi su fekkee ne am nga doomu jàngoro bi xam nga nee naa wàllante bi mën na nekk mën nga ko wàll ci soow bi ci nàmpal bi mais soo jël garab yi moom la ñuy wax allaitement maternel protégé da ngay protéger nàmpal bi da ngay nàmpal en même temps chaque jour nga jël garab yi niñ la ko waxee loolu soo koy def aussi doo wàll sa doom si nàmpal moo tax ci am booy solo. nàmpal même soo boo muccee sooy nàmpal aussi da ngay jox da ngay jël sa garab soo muccee aussi xale bi ci période juróom-ñaari fan yooyu am na benn comprimé boo xam ne dañ koy seeyal dañ ko seeyalee day mel ak ndox moom ngay jox xale bi chaque jour pendant 7 jours boo muccee moom ngay jox xale bi pendant 7 jours nga arrêté ka léegi nag yow nga continuer di naan sa garab ci nàmpal bi bu ko defee xale bi mën nga ko bañ a wàll. mais man dafa am lenn lu ma jaaxal tamit Eva ay ca mami mooy ay que ñoom dañu naan que su ko nit ki d'accordul moom pour wax ak ki muy sëyal waaw. ñoom amuñu droit informer keneen ki ci des waaw. comme li nga doon wax sànq dëgg nii la dëgg man la. ma gis ne tamit nëbbatu boobu noonu Waaw. est-ce que du mooy indi problème waaw. bu fekkoon ne wóor na leen ne ñoom buñ ko waxul yéen am ngeen droit contacter C'est ki mu ko ça. séqal Dëgg la. wax ak moom est-ce que nëbbatu bi tamit du waaw wàññeeku xam nga ñun Sénégal actuellement fi ñu toll suñu loi bi ñu ko defee loi bi révisé ko ci loolu lan toll donc loi bi xëy na dinañ ko xoolaat mais xam nga Réformer. waaw nit ki aussi dañ ne mag la bu ñëwee ne man du ma wax bëgguma ko wax yow jéemal di waxtaan ak moom rek di ko sensibiliser su ñëwee ngay waxtaan bu yàggee xëy na dina wax ak ki mu ko seqal mais yow su fekkee ne yow tëb nga dem wax ko ki mu ko seqal
ne ko sa jabar am na kooku ñëw tëb indi ak façon problème wax bi ak xam façon nga wax wax bi tam dañ facette koy la. solal mbubb loolu yëpp lañ ciy daw waaw donc moo tax dañu bëgg a waxtaan ak nit ki rek moom mu partagé ak ki mu ko seqal mais loi bi moom permettre gu ñu ñun li ñu fi ñu yem fi mu nekk nii loi bi mooy dinañ la proposer wax la dépistage bi d'accord boo nangoo même soo nanguwul amuñu droit defal la ko da ngay nangu ne bëgg naa ñu defal la test bi parce que test bi tant que defoo ko mënoo xam ndax am nga man mii mënuma xam am naa yow mënoo ko xam kii noonu tant que defuñu test dépistage bi moo ñu mën a xam ndax am nañ ko te su fekkee ne yow nee nga defuma mais am nga ko doomu jàngoro baa ngi sa biir yaram loolu moo taxoon bu njëkk ñu naan sida égal mort parce que yow am nga bu njëkk xam nga dañ naan wax sida égal mort parce que xam nga boobu lu ko doon wax mel ni Eva loolu lan doon xalaat yow ñëwoo def sa test dépistage mujj bi doomu jàngoro bi mu ngi sa yaram mu ngi law bu yàggee nag mu indi la feebar indi la ay feebar yu mag nga dem ba tëdd moo tax ngay faatu mais su fekkee nag dem nga defi test ñu proposé la nga nangu nga def test bi yow amuloo wala nga am su fekkee am nga ñu teel la jox sa ay garab nga di ko jël kenn du xam yow ndax am nga wala amoo comme feebar yëpp la comme diabète comme tension c'est une maladie moom maladie chronique yi ñoo comme yem toutes les maladies loolu nag nit ki def test dépistage bi mooy tax nga xam ko kon ñàkk def test dépistage bi tam yombalul yëf yi nan ko wax ca kaw ñëpp dégg dañu war a jug dem defi dépistage nit ki bu xamee fu mu féete dana neex ñu jël ko en charge waaye boo xamuloo foo féete boo xamulee foo féete wax dëgg yàlla dana jafe ñu jël la en charge du ñàkk ma mi di kat ci wala ndoy baan waaye may leen ma itam ma daadee wax mi yaandu ni ko salaamaaleykum ñun dañu bëgg a seetaan waa Savon Saf ba xam fan lañu mënee jërëjëf Mia Ndour waaye jërëjëf itam ki nga xam ne mi ngi soog a taal télé bi jàkkaarloog ñun ñu koy wax ne ñu ngi waxtaan boo xam ne dañ ci ànd ak waa CNLS ak seen ay partenaires ki nga xam ne tam moo fi teew mi ngi tudd soxna Jaxu Mbay Ba moom itam indi ay leeral ci li nga xam ne mooy transmission mère enfant bu ñu waxee nag élimination ma koy ma ne ko nag ñaareel xaritu jëkkër est-ce que xam nga foo fekk ñaareel bu sañ a proclamer ñaareelam laaj ma lu ca toog boo demee aawam xaritam la sama aawa dafa baax nag gis nga man dafa baax maa ngi koy nuyu de passage wallaay waaw yore benn seex bi di ko nàmpal ba ween yi bët na maa ngi lay nuyu madame Baye aussi ndeysaan gis nga loolu neex na li ma la wax rek xoolal ñaareel boo fi seen mu am fit wax ko ca kaw dafa fekk kam fa fekk noppal ko tabaarakallaa dafa neex maa ngi doon wax ma ni dañuy dem en marche ci élimination transmission mère enfant maanaam bu ñu waxee loolu war na lor ba noppi wàll sa doom ci sida loolu jeex na fi ci yow rek lay dépendre nga sauver sa doom naka nga koy sauver mooy ngay jël sa ay garab comme ça se doit yow boo dee jël sa ay garab ni mu waree yow mi nga xam ne yaa koy jël dootoo wàll kenn macha allah ndax di nga dem ba benn moment da ngay daal dee tane fa lay toll te lu yokkuwul rek macha allah sañ nañoo yaakaar ne dellu na gannaaw kon boog loolu sant yàlla itam boo protéger doom ji macha allah di nga ko muccal di nga yombal ëllëgam lépp sa loxo la nekk yow mi nga xam ne yaay boo gënee fàggu dana gën a baax ñuy laajte est-ce que liggéey bi ngeen di liggéey fii Dakar moom ngeen di liggéey jëmale ko wax dëgg yàlla ci région yi wër Sénégal yëpp. waaw gis nga li ñuy def ni Dakar gis nga fépp fuy hôpital fépp fuy centre de santé poste de santé ñu ngi def dépistage VIH. d'accord aussi ñu ngi def prise en charge femme bu xam ne am nga doomu jàngoro sida même léegi ba ci poste de santé yi ñu ngi ko fay def actuellement xam naa war ngeen dégg campagne bi ñu bëgg a def ñu ngi koy wàcc campagne ETME bi élimination commencé nañ ko depuis mois ba ñu ngi ci jéego yi ñu ngi waxtaan commencé nañu waxtaan yi communauté bi bëgg leen daal balaa ñu koy commencé ñu xam ne ñu ngi waaj a ñëw campagne boobu lu ñu bëgg mooy dañu bëgg képp koo xam ne jigéen nga rek yëg nga dara sa yaram rek foo xam ne structure sanitaire la rek ci Sénégal nga ñëw fa dinañ la defal visite prénatale gis bu ñu la defalee visite prénatale lañ la defal test bi soo defee bu ñu la defalee test bi su fekkee am nga doomu jàngoro bi di nga am ndey dikke sage-femme boo xam ne mooy doon sa ndey dikke moom dina la topp ba sa doom ba nga mucc bañ defal test bi xale bi mu doon sa ndey dikke ngeen di wootante di waxtaan
donc campagne boobu lañ bëgg commencer nañ ko ni ci juillet bi donc xam naa d'ici août jëm septembre ci lañ ko bëgg a àggale parce que des na ay formation yu ñu war a defal personnel bi et tout ça bàjjenu gox yi aussi war nañ ci waxtaan ak ñoom donc ci loolu daal actuellement ci loolu lañ commencé nii vraiment pour commencer campagne boobu ndax dañu bëgg daal képp koo xam ne jigéen warul nga nekk ci Sénégal soo deful test bi ñu defal la ko soo amee ñu man la jox doomu jàngam jël la en charge ba doo wàll sa doom. est-ce que la césarienne dafa mel ni Mia daf may xamal kenn ku nekk ci ligne bi waaye ma déglu Ndoye Bane balay loolu césarienne laay laaj est-ce que c'est obligatoire pour jigéen ñi nga xam ne dañu am zéro déedéet gis nga ki am doomu jàngoro sida bi ak ni ñuy jële en charge ki ko amul xanaa mu am complication boo xam ne war nañ ko césarienne mais su ko amul mu war a accoucher normalement. waaw comme ni ñuy accoucher normalement ki ko amul noonu lañ koy accoucher. visite prénatale bi ñu xàjjale sax boo ñëwee visite prénatale ñëpp la ñuy boole. waaw xamuñu kii am na xamuñu kii amul. duñ ko xam yéen ñëpp yéenay bokk fi ñu defee visite prénatale. et les défis importants yi ngeen kii. fi mu nekk nii. waaw défis yi ñu perspective yi ñu bëgg. fi mu nekk nii mooy vraiment on veut éliminer. maanaam seen objectif. suñu objectif yi. parce que li ñu bëgg comme ni ma la ko waxee d'ici 2020. on va éliminer. bëggatuñu gis xale bu ko am. te loolu nag pour mu nekk. communauté bi il faut ñu dugg ci seen loxo. bu baax communauté. il faut ñu dugg ci seen loxo. imaam yi ñu ngi leen siy woo. prêtre yi ñu ngi leen ciy woo. ñu ngi ciy woo képp kuy personnel de santé. bàjjenu gox relais communautaire médiateur képp kuy sénégalais. ñu ngi lay woo nga jàpp ci xeexu doomu jàngoro sida. ñëpp transformé wu ci relais ci communautaire relais communautaire waaw donc nekk relais. Wallaay soo gisee ko nekk am bu relais. ko beddi. jàppale ko xam ne lii feebar la comme toutes les mais maladies. xam nga Bane jëlal ki ci ligne bi ñu jël dalal suñu premier téléspectateur. Allô nuyu ko. est-ce que du monsieur Bari Allô c'est vrai. Allô Allô allo alors communication boobu dagg na mu mel ni da xam nga amoon benn nga question communication dafa am coût la dëgg la. te bu jëkkoon da nga daan dégg ñi Plan xeex jàng waaw dafa am waaw. xaalis beeg ñoom seen est-ce que campagne bi yi ngeen daan def bu njëkkoon xaalis bu bari daan ci dugg est-ce que yéen a ngi am koppar yooyu ba léegi pour mën a def communication bi sur le plan fi national nekk nii def nañ suñu budgétisation ba pare gis nga campagne bi dina am plan communication. Mariam Ba bu CNLS mooy lëkkaloog waa division sida ñoom ñooy plan com boobu ñoom ñoo koy gérer. ñoom it dinañ def seen budget. xool li ñuy soxla. xool ñi leen ciy jàppale lépp loo xam ne war nañ ko soxla bu ko defee nag ñu daal di nag budget boobu ñu soumettre ko suñ partenaires yi. UNICEF Fonds mondial. Organisation mondiale de la santé. INTRA ñëpp a ciy jàpp. ndax ku ci nekk rek partenaires yi fi mu nekk. bëgg nga doomu jàngoro sida bi dem ba abadan. parce que suñu defee tuuti jéego rek Sénégal dina éliminer. parce que ñu ngi ci yoon bi. parce que dañ ne pour nga éliminer il faut téeméeru jigéen yoo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ñoom dinañu def am lu ñuy wax consultation prénatale xam nga loolu yomb na kon. buñ góorgóorloo jigéen ñi ñëw visite. téeméer yoo jël yu ëmb juróom-ñeent fukki ak juróom yi. dinañ def test dépistage téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yi bu ñu amee doomu jàngoro sida bi war nañ leen a jox ñu jël garab yi ak seen doom taux de transmission bu aussi téeméer yoo jël lu ëpp lu yées juróomi xale waru ko cee am. te fi mu ne ñu ngi ci 3 et quelque. xam nga kon yële moo ñu desee visite prénatale beeg dépistage. donc yooyu suñ ci defee jéego rek defe naa suñu évaluer en 2020. Sénégal war na bokk ci pays yi nga xam ne war nañu éliminer. mais loolu nag pour mu am il faut ñëpp jàpp ci. te ñëpp dinañ ci jàpp sax lu ni mel da caa baax. ubbi antenne yi bu ko defee téléspectateurs yi tam mën a dugg joxe seen avis. wax ñu seen ay témoignages. ma wax ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. waaw soxna Awa. naam. na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. na ngeen def ak coono. ñoo ngi góorgóorlu. barikalla waaw soxna soosu laa doon bëgg waxtaanal. ma ngoog madame Ba wuyu ko. waaw maa ngi lay dégg. soxna si na nga def. alhamdulilah sant yàlla. ni ngeen def ak coono. sant yàlla ñu ngi lay nuyu. barikalla dama doon laajte ci
ci mbirum xale bi juddu te ay waajuram ànd ak feebar bi. waaw. naka lañ koy mën a jàppale allo. xale bi waaw. waaw naka lañ koy mën a jàppale. waaw. pour moom dundam mën a. yomb. bokk bañ a ci am. société bi fekkee bu jotee marié war naa mën a marié. waaw. fekkee amul doomu jàngoro bi. waaw. waaw gis nga xale boobu comme ni nga ko wax bu juddoo. waaw pour mu bañ a am comme ni ñu ko waxee léegi rek. waajur yi nañu yaay ji nay jël garab yi ni ñu ko waxee. su koy jël ni ñu ko waxee di ko topp. di topp ay rendez-vous xale bi mën na dem ba du am. waaw dagg na mais xale bi. dagg na waaye xam naa ni àggali waxtaan bi. léegi xale bi nag su fekkee ne. defal nañ ko à 14 mois def nañ test définitif bi amul. comme xale yëpp la bu bëggee sëy day dem sëy ak ki mu bëgg sëyal. kooku yaayam topp na traitement dem na ba xale bi am na 14 mois. aar na doomam amul xale boobu amul problème. mais loolu nag pour mu nekk il faut comme ni ñu waxee yaay ji dugal ci loxoom di jël garab. su jaarul foofu yëpp xale ba bi nga egg ci xam ne 14 mois yi dañuy dafay commencé jël garab moom tamit. waaw su fekkee 14 mois def nañ test bi. bu positif dañ koy def xool ndax positif na wala négatif su positifee day commencé jël garab. waaw bu négatifee aussi mën na négatif mais bu négatifee aussi. est-ce que te bu góorgóorloo itam faju bu jaadu àpp sëyam bu jotee. fekk yëf yi mën taxaw. waaw dina mën a war a jël am jëkkër. day am jëkkër. Ah, day voilà, am jëkkër comme tout le monde. est-ce que mën ngeen ñëw wax ci par exemple ci ay est-ce que am ngeen ay résultats yu encourageants yoo xam ni. waaw ci affaire élimination transmission mère enfant bi. yenn résultats ngeen ci amagum. yoo xam ni mën nañu wax ni yu dal xel la. yu dal xel waaw ak yan taux ngeen ci am. waaw fi mu nekk nii am nañu résultat yu encourageant ñu ngi ci yoon bi comme ni ma la ko waxee. soo jëlee li ñuy wax consultation prénatale bi. 2017 bi soo jëlee téeméeri jigéen. juróom fukk yeeg juróom benn 56% def nañu li ñuy wax consultation prénatale une. des na nag parce que nee naa leen 95% lañ bëgg. xam nga foofu des na écart des na. donc jigéen ñi visite bi des na faut ñu ñëw visite. soo jëlee aussi téeméeri jigéen yoo xam ne def nañ test dépistage bi 63% def nañ test bi foofu des na parce que on veut 95% juróom-ñeent fukk ak juróom. juróom-benn fukk ak juróom def ak ñett def foofu des na donc jigéen ñi aussi bu ñëwee ci visite yi nañu def test bi taux de transmission bi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi ci 3,1%. ñu ngi ci jéego bi vraiment xale yi nag. waaw mooy xale yi. xale yi nga xam ne seen yaay wàll na leen. soo jëlee téeméer actuellement 3 xale ñoo ko si am. ñu ngi ci 3,1%. bu nu gënee góorgóorlu mu gën a baax su ñu gënee góorgóorlu nañ bëgg a dem ba buy am néew ba benn xale sax bëgguñu mu am ko vraiment parce que neexul. loolu lañ bëgg. actuellement ñu ngi ci 3% taux de transmission bi. alors madame Ba dis-nous un peu góor yi est-ce que ñu ngi ñëw di def dépistage. nga gis góor gu jóg rek dem ne moom. dafa bëgg saytu yaramam. ñu ngi ñëw mais nag des na. timidement des na c'est timide des na. góor ñi des na quand même vraiment. waaw des na. jigéen ñee ci ëpp. waaw jigéen ñi daal waaw jigéen ñi daal ñoo si des. ñoom ñooy ñëw pour le moment mais góor ñi des na adolescents yi aussi des na. parce que li ñu naan même ado yi su fekkee yow tel def nga dépistage nga toll ci adolescent nga am doomu jàngoro bi foofu teel nga jël garab yi. da lay aar loo ko teel a jël garab yi mu lay teel a aar. donc vraiment dépistage bi ci ñëpp la war. dëgg la soo ko commencé ci ado di ko jël foofu ba bu fekkee toll nga ci sëy fekk na loolu yow doomu jàngoro bi presque mu ngi nelaw sa yaram. boo ëmbee aussi doo mën a wàll sa doom. foofu la ñuy xaar aussi xale yi. bu ci tiit am bu ci ragal am. bu ci ragal am vraiment nanu ko sañ jug di dem. dépisté wu mi ngi woon fu ma neex ku jug mami bala maa jox mami kàddu gi. fan la ñu mën a dem mami jëlal ki ci ligne bi dama doon laaj. fan la nit ki mën a dem pour que muy def dépistage. salaamaaleykum wa rahmatulah jëlal ki ci ligne bi. waaleykum salaam. sëñ bu baax bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. j'appelle du Congo. naka waa Congo. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah. Bon, en tout cas, je voulais avoir le numéro de votre invité là, si c'est possible. Madame Ba. Ah d'accord. Madame Ba, oui. Alors, vous prenez, ne quittez pas avec la régie, on va vous passer un numéro. Et après, il y aura un relais. Wow, sinon, laissez-nous votre numéro plutôt. Laissez votre numéro à la régie. Très bien.
ñoom jël nañ ko dinañ la woo léegi jox ko madame Ba mu mun a jokkoo ak moom incha allah. très bien madame Ba na fi moom kay dinañ fi bàyyi seeni numéro ndax non xam naa amul ne benn moom problème. ñi leen di bëgg a jot dinañ bari. dëgg dama la. dégg sànq nga wax lu am solo waaye bala ma ciy ñëw damay ndokkale waat relais communautaire yi parce que ñoom dañuy dem ci fi gën a sori ci Sénégal di dugg ci ruq-ruqaat yi te foofu moo gën a am jafe-jafe ndax xam nga ki nga xam ne jàngul xamul presque dafay daw hôpital kooku mën na jàngoro mën na nekk ci moom ñu koy wàllante parce que bu fekkente ne ca kaw ga la Ndoye Bane mii xam na li may wax taaw bi day faatu ñu jël ñeenti jabari taaw bi wala ñetti jabaram may xale bu ndaw bi ci biir kër gi loolu moo dul yoon. mu amaat ñeenti jabar moom mi soog a judd moom xale bu ndaw bi ñeenti jabar yële dem xamuñu lan moo rey seen jëkkër te amul dépistage amul lijjanti amul dara xam nga lu affaire bi lu ko yar saafara mënoo tey jii yor benn jabar ngeen di dund seen dund normal dara jotu leen ku góor ki dem fee gis fa ku loqati bëtam mu bëgg ko takk ñaareel waaw ndaw soos dafa war a def dépistage ku góor ki def dépistage bala ñu koo takk parce que ndaw si xamoo lu muy indaale ndaw si ñëw tamit xamul lu muy fekk fi dëgg la ñu takk ko wàll ko mu wàll ñëpp ou bien ndaw si indaale ko wàll ko jëkkër ji wàll ko aawa bi nga xam ne demul dikkul affaire ba tas waajee xëy dee ñaari bàyyi fi ñaari jabar ñu ne ko waaw li gën a rafet ginnaaw jur nga fi njaboot léegi daal dañ lay may kenn ci famille nga may ko kenn ci famille bi kooku ku góor kooku ñu ko may mi ngeeg ñaari jabar kooko jëkkër ja dee na de xamuñu lu ko rey ndax dëkk bi dañoo mën a nëbbatu fekk bàyyi na fi ñaari jabar yoo xam ne da leen a wàll nga takk ci kenn nag kooku wàllaat jëkkëram joojem wàllaat yeneen jabar yi affaire bi di law ci famille ba tas ci dëkk bi yooyu dañoo war a exiger ku fi takk jabar ñu exiger la nga def dépistage ki ngay takk ak ki ngay dul takk loolu mooy nga xam mooy dëkk de dëgg de fii ak defuñu ko lii nii duñ ko mën a faj ci dëkk bi ma ni la du ma ne sax Bane dañu kontaan ci li ngay wax ni mais duñu ne sax exiger mais je pense que nit ki ci boppam balaa ngay engagé wu ci mbir ak fi jamono toll xarala yee ngi fii nit ñi ñaan yàlla évolution da ngay dem xanaa li loolu waa kañ da ngay daal di dem njaayeen ni duñu jóg ci plateau bi ak fi jamono toll maa ngi doon wax dafa jaadu nga jóg yow ak ka nga xam ne da nga koy bëgg mu lay bëgg ngeen dem ci ay bërëb dem saytu seen yaram xool sax yenn feebar yi ndax bokk bu weesee tey sida bi ñu waxtaanee da ngay gis ñoo xam ne ay drépanocytaire lañu te dégg naa ñaari drépanocytaire bu nu àndee dafay indi tam complication yooyu yëpp dañ ko war a seet li mu jaaxal parce que maa ngi dégg mami ma émission bu lay passé mu naan VH1 comme VH2 da ngay gis jëkkër ak jabar kii am VH1 fu mu ko jële jabar ji am VH2 maanaam ñoom ñaar bokkuñu ku leen wàll d'accord waaw mais waaw bokkuñu su fekkee jëkkër ji moo war jabar ji moo wàll jëkkër ji ñoom ñaar ñëpp bi jëkkër ji am la war a am waaw voilà mais kii am bee kii am bii ku ci nekk jëlee nga sa bos ci àll bi donc loolu moom lu koy liggéey mais madame Ba balaa ngay dem sax ci loolu damay indi juste Ndoye Bane benn leeral ci sama gis-gis bu gàtt moo tax respecté na loolu sunu xarit bi fi teewoon ki ne moom li mu doon ñaan yàlla bokk na ci jëkkëram newoon fi ñu ànd xeex contre sida non kooku moo ko jàmbaar doon la gënal xam nga bu nu dem toll ci yaa ma ko indil maa la ko indil gis nga bu nu demee ba mbir mi dikk ful ak fayda la ñuy am pour que ñu mën a avancer ful ak fayda la ñuy am pour que ñu mën a jot suñu bakkan parce que léeg-léeg ñun daf ñuy dal dañuy dem ñun nii ci médecin tey mu ne la par exemple da nga amee cancer maanaam wax nañ la da nga amee cancer yow sa wax nañ la lii mooy sa feebar bàyyil foo jaar foo kii naka la ñëwee ban heure la installé déedéet jëlal sa matuwaay nga góorgóorlu yàlla génne la ci man loolu mooy sama gis-gis loolu laa nga gisee sax man loolu mooy sama gis-gis dëgg la très bien mais man am na beneen am na ku nekk ci ligne mami jël ko salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo nekkuñu di dégg bu baax boo mënee wàññi poste téléviseur bi dañuy ndékki allo Mia Ndour nee na kooku rëcc nañu ok voilà mami loo bëggoon wax xam nga li tax ñu war a dem di gën a saytu suñu yaram waaw tey ñun ñëpp sida la ñuy daw mais MST yee gën a garaaw ñoom syphilis yeeg ñoom gonocoque yeeg ñoom yu bon yooyu moo gën a garaaw te ñun duñ ci bàyyi sax suñu xel te ñun dañu am problème ñun Sénégal mooy que lépp dañ koy def ca ba buñ demee ba
cëgg desatul ci guy mooy que bu ñu demee ba xamatuñ fan la ñu jëm rek ci la ñuy dem bu fekkente ne nii doo ku wannu lor sax war ngaa mën a jóg nga dem hôpital dépisté wu wala nga xool lan moo nekk ci sa yaram mais sànq dama dégg nga laal fu ma neex muy ci ado yi centre ado yi damaa xamul dañoo tëj damaa xamul seen liggéeya doxatul damaa xamul xale yee dematul ci ñoom parce que xale yi ñoo gën a mën a nëbbatu te ñoo gën a mën a def ay toj-toj ndax man démb ba ma jaaree ci watu géej gee wax fa dëgg yàlla am pour man xale desul ci Sénégal ñëpp dañoo dagg daje fa buñ fa jógee nag fa ñuy teere jee kenn xamul ñoom petit ndooye ngi ci dëkk bi xam nga ak ñeneen comme dañoo nekk sànnente xeer maa ngi moom xam nga yooyu ñu war a nag gën a pousse xale yi pour ñoom tamit ñu gën a dem dépister wu ji parce que ñu ngi dugg ci nag yeneen te duñu protéger wu yi ñuy def kenn du xam yan ak yan la kon daal war nañ gën a soññaat askan wi pour ñu gën a ñemewaat daal mbir mi loolu dëgg la centre ado yi ba léegi am na yu des comme li ñuy wax centre ado sida service bu Hyacinthe Thiandoum booy dem yoonu jàmm boobu muy existé ba tey Kaolack am na sida service donc am na yu des yeneen yi léegi dañ leen a dugal ci biir centre de santé yi waaw au lieu muy nekk ay centre ado dafay nekk rek ay centre de dépistage volontaire léegi noonu la tudd donc dañ bëgg léegi nit ki fépp fu mu dem rek muy poste de santé muy hôpital muy centre de santé muy ay sida service yooyu ñu defal la dépistage et puis ñu nekk même ci poste de santé yi infirmiers yi dañu def des stratégies avancées di dem fi nga xam ne ay cases de santé ñoo fa nekk pour jot population yooyu sax pour mën leen defal test dépistage ci test bi léegi ñaari test sax lañ leen defal dañ lay seetal bu doomu jàngoro sida bi léegi femme enceinte yi seetal la bu ndoxu siti moom la ñuy wax test dio xam nga bu njëkk boo ñëwee femme enceinte bi dépistage rek lañ lay defal léegi dañ lay defal sax ñaar mayaale la bu ndoxu siti bi xoolaale sax ndax yow sa yaram amul ndoxu siti ñaar yëpp lañ lay seetal léegi liñ naan jàngoro bu dikk rek da lay sonal boo ci jugul mais ginnaaw waxtu yi mi ngi ñuy bëgg a dab dëgg la ban conseil ngay jox nag maman yi parce que ci seen campagne bi jël ngeen juróom benn point jagleel ko yaay ci ay conseil waaw man daal conseil bi may jox maman yi mooy femme enceinte yi nañ ñëw def dépistage teel a ñëw def seen consultation prénatale parce que toog ba am ñeenti weer juróom benn weer door a ñëw commencé def sa visite jaadu sax soo yëgee ni rek yow toog nga jël nga benn weer ñëwal nga def sa visite prénatale foo ko mën a defee dinañ la proposer test bi dinañ la ko defal soo ko amee comme ni ma ko waxee toppal li la sa sage-femme di wax wala sa médecin wala infirmier bi mooy ñaareel bi sa garab niñ la ko waxee chaque jour comme que hypertension diabète bi ni muy jëlee garabam respectel noonu sa garab ak ñi asthme di jël traitement sa rendez-vous bu ko ratee su ñu joxee rendez-vous ñetti weer fexeel ñetti weer ñu leen bu desee semaine ñëwal soo mënu ñëw wala sa sage-femme mënuma ñëw dina la wax yow fa nga nekk dinañ la demal fenn foo demee foofu dinañ la jox garab yi parce que fépp foo dem rek am na fu ñu la ko mën a joxe donc boo muccee li mujj bi mooy nga accoucher ci structure sanitaire yi bañ a toog sa kër comme ni ma la ko waxee am na ay garab yi ñu war a jox sa doom boo toogee sa kër su passé ñetti fan duñ ko mën a jox xale bi te foofu mën nga wàll sa doom ngay topp sa vaccination doom dépistage précoce waaw parce que 6 semaines am na lu ñu war a defal xale bi bu xale bi amee weer ak genn wàll soo ñëw rendez-vous duñ ko mën def foofoo des na fa ay jéego yu ñu war a def nañuy indi xale yi suñuy def vaccination ñu defal leen test boobu li ci des mooy ñuy indi xale bi ñu koy peser di ko xool ndax xiibanul ba nga xam ne xale bi am na fukki weer ak ñeent ñu topp croissance am def test bi mujj foofu daal laay woo mbokk jigéen daal rendez-vous yi daal ñu respecté te nag ñuy partagé bu nañ bàyyi làqatu sous ARV waaw mettre ko sous ARV waaw mu jël antirétro kooku moom buñ la dépisté tey nga positif jox nañ la ARV moom la ñuy wax mettre sous ARV c'est à vie am nga ko tey nga koy commencé waaw mais beneen bi tamit est-ce que di ngeen ciy bàyyi xel xam nga ban la ban balaa ñu bari ay nettalikat ban la moom laa lay wax soo gisee nit ñi di làqatu waaw médecin bi dina am ki dina am autorisation xaw ma lan de réserve waaw nu mu tudd fii garder secret professionnel te dëkk bi nit ñi da ci am ñoo xam ne dañuy am garde secret professionnel dañuy nettali rek dëgg la ma ne diw laa dajeel ci hôpital ba ndekete lii ko dal mais gis nga hôpital ba nga dem wax ko sa lay joxe garab yi
fi ñu lay visité ci fépp am na confidentialité. nettalikat yi dañoo bari ci dëkk waaw mais lañ lay jox. waaw amul ku mën a ñëw xam lañ lay jox lan la. waaw xam naa loolu non kala koy jox. waaw. xam nga tey li may wax nii c'est waaw. très important. maanaam da ngay bëgg a wax Awa Diop mën na dem seeti gynécologue ba gynécologue recevoir xaritam. waaw ne ko